salaamaaleykum mbokkee xarit yi seetaan suñu émission politique ñuy dalal tey suñu invité spécial di Ousmane Diop dëkk fii nekk ci Thiès Nord nekk kenn ci ay woy politique mais également di yëngu tamit ci bitim réew ci wàllu li nga xamante rek mooy wàllu bi nga xam ne moom xelam màcc na jëm ci tey rek dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokkee xarit yi seetaan Thiès Info ak Thiès TV président salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal. di rafetlu invité bii ngeen ma invité ngir ma waxtaanu politique ak sénégalais yi. alors dañuy ñëw rek ci lu gaaw mooy vice-président bu conseil départemental bu Thiès di Yankhoba Diattara am na ay kàddu yu mu yëkkati ginnaaw rek conseil de ville bu weesu di alxamis bi ñu génn. nii maire Talla Sylla def ci yëkkati ay kàddu ni daal moom corps de contrôle boobu di IGE da ko épinglé ci ay rapport am nii daal am na loo xamante ne lëndëm na ci ni mu yore woon mairie bu Thiès ville diggante 2009 ak 2014 li ni mel moom mu daal di ni amul daal di ci tege kàddu ñu bëgg rek nga wax ñu yéen en tant que politique ngeen di ànd ak le maire Talla Sylla liggéey ak moom tamit ngeen aspirer pour Thiès dem ci kanam lan ngeen ci àddu. xanaa di gën a jaajëfal Talla Sylla di ko gën a wax. muy wax ndaxte Talla ba muy wax ak ba mu dalee wax ak ba mu commencé wax ak ba muy door di wax ak ba muy jàng wax ba tey li mu wax lépp kenn mënul wax ni du dëgg moo ko ñi may wax rekk ngay dégg. Talla ba muy wax ba tey lu mu wax danga naan moo ko ñimee wax ci bi muy opposé ak Abdoulaye Wade bi muy opposé ak Abdou Diouf ak jamono ji kenn mënul wax Talla Sylla li mu wax du dëgg amut dan naan kay moo ko ñimee wax kon tey bu waxaatee lii ci Diattara ñépp war a wax ba mu des moom gis naa nag interview bi mu def daa di tàllal ay këyit xam nga këyit tey bu ma xëccoon fii këyit yi ma yor fii rapport yeeg ak yeneen yu bari yoo xam ni ci wàllu lu ma mus di yëngu ak lu ma mus a xam ci politique yépp mu ngi ci man su ma ko tàllalee nii rek nit ñi gis ko séen ko waaye duñ ko liir duñ xam lu ci ne day jaadu waxu Talla leer day jaadu waxu Diattara leer ngir askan bi sukkandiku ci leer ngir mën a am li gën ci ñoom ngir mën a xam fi dëgg féete kon tey bu fekkente ni IGE dafa nekk corps de contrôle ñëw jël rapport ñëw di war a def rapport dafa am loo xam ni ñu dañ ko war a xam rapport IGE dafa confidentiel kuy ñëw di contrôler bon par exemple ñun am nañ ci yoo xam ne dañ ciy yëngu xam nañ lan mooy ay affaire comptabilité ni nga xamante ni ci lay facture yi ngay présenté ak yeneen déclaration yeeg ak boo amee contrôle yi ñu lay laaj ak li nga ki yooyu xam nañ ko donc loolu ngay jàngee foofu daanaka moom moo nekk ci benn la lii day public lii di privé ba tax na bu ñëwee ci yow di la wax ne dañ lay contrôler dafay fekk ni kii ñëw dafay ñëw tijji ay documents ay archives mën na doon ay facture mën na am ay documents yoo xam ne ay délibération la ci yeneen yoo xam ne yooyu bu ñëwee xool ko da koy saytu li mu gis mu daal ciy bind la mu gisul mu bind la ñi la nangam lii waaye bu ñëwoon fekk yépp yemb day jëloo liggéey ci dem daan ni ba ma demee lii laa fekk lee laa fa nangam mais bu ñëwee pour mu jàll ci leneen am lu manqué da koy bind wax ni ko lii ak lii ak lii kon loolu moo tax Yankhoba tontu boppam daan ni moom dañ ko laajee dafa am yu mu joxe ginnaaw gi sax am na yu mu fàtte ba mu ko gisee ginnaaw gi dafa woo kooku mu yóbbul ko kon war na wax ni kon war na xamal leer na nit ñi kon moom dañ ko laaj rek mu am yu mu joxe ndax bu fa loolu nekkoon du fa yi kon bu leen fàttale ni ñi mairie bi ñaata yoon nañ ko lakk maire Thiès bi ñaata yoon nañ ko lakk xam nga loolu du ci jaar lu mu fa lakk ak lu fa lakk dégg nga ak lu ko lakk ak lu ko lakk. loolu ngeen bëgg a laaj quoi.
xam nga kon am na yu bari yoo xam te ni nii maanaam taal nañ ko rek waaw léegi su ko defee nga ñëw moom mu ni am na lu mu gis fu mu ko gisee këram la ko gisee wala am na yoo xam dugg nañ fi jël fi ay document kon fu mu gisee yooyu xam nga loolu kon ñu yor enquête bi ci affaire maire bi incendie ak vol yi am fii war na noo topp loolu kon bu ñooñu toppee yooyu ba moom mu def ko d'accord ma ñu naan waaw waa ji sax bu ma ko woowee dafa gentil ak man dafa kii fii autorité yi loolu moo leen war tey koo fi woo nga bokk moom parti ñàkk na ko moom parti mu doon fonctionnaire Sénégal da lay recevoir waxtaan yow café yow reeg yow waaye dossier technique ba moom dossier bi dong lay doon géré wul affaire politique kon kooku yoon la mu acquérir ko noonu kon su ko defee su doon danaan dama leen a woo ñu saaga ma wala ñu xas ma su boobaa dinaa tiit ci waa administration bi waaye jox na leen ko wax na déposé na ko kon loolu dafa am loolu laaj bu ñu ko doon laaj léegi su ko defee nag rapport bi conclusion yi nag loolu ay recommandation la yoo xamante ni nii ay cour des comptes ay autorité compétente ay présidence ay ñeneen ak ñeneen yooyu leen koy jébbal ñooñu nag bu nu defee seen liggéey te xam ne ñooñu dañuy waaj a def seen liggéey moo tax mu génn te du moom dong gis nañ fi président Idriss Seck génn fi daan ni li nga ñoom bu nu amoon lu may toppee amuñu méprise ci man ci moom moo tax kenn mënu koo topp parce que nag Sénégal dafa am yoon loolu lu mu wande lu mu tekki mooy ministre de la justice bu tey bii fi nekk nii te nu xam ko ci xarañ man Talla Sylla moo tax ma xam ko ndaxte dafa bari lu bari yoo xam dañ ko doon liggéey te benn yoon laa mos a toog ak moom échangeante ci lu bari te bo hôtel teeru bi la woon ci G88 bi jour boobu Souleymane Ndéné Ndiaye moo présidé woon kii boobu séance bi donc ñu échangeante foofu après keroog laa ko gëj a gis kon tey bu ma gardé woon relation yooyu ma amoon ak moom ak yi kon tey bu subaa bu ma demee foofu bu ma ko gisee jatara buñ ko jël see dina ne Ousmane Diop fa dem kon ah te nag fi mu toll nii man nëbbuuma làquuma rapport boobu na leer c'est-à-dire la ma Talla Sylla waxoon ah ci 2004 bi ni 2005 sax bi ni bundu xatal Idrissa Seck fii loolu laay wax parce que toog naa France fi ma toog noonu ma jékki-jékki dégg sama copain yi ma am ma woo leen ñu ne ña ngay gémé yaa nga taxi kaw ña nga Cees ñu jàpp sama benn grand ku naan maa liggéey sàmb yar ma dem ma gis façon ñooñu nga xam ne ay bañkat lan woon fii ci Cees ñu gis injustice bi ñuy def baarataal ak Idriss Seck ñooñu fàq jóg man ni xaaral ma dem jëndi billet suba ma dem Sénégal dem xeexi ma wootaa la bi ma ko wooyee wax ko dama koo laaj li xew Thiès loolu Ablaye Wade di def ak ñu koy def baarataal ak Idrissa Seck dafa am lu ma ci bëgg man xeex ma ci laay bokk ma woo maître Ousmane Diagne wax ko ñu ko boobu mi ngi ko affecté boori Casamance ma waxtaan ak moom parce que Diagne ça fait 20 ans ma xam ko ci ren te doon xeexandoo ay combat fii ci lycée Malick Sy moom ak Babacar Diop ak ñeneen ak ñeneen ay Boole Kanji ay ñoom Cheikh Tidiane ay ñoom Cheikhou Niane ñu bari ay Isaac ay Gabriel Pereira ay Bandalo ay ñoom Khadim Mbodj Kawsara ak ñeneen ay Mansour Gueye boo leen dee lim du nu Thiès du nu doy doomu Thiès yu bañkat yooyu ma ni nag kon naa jóg dem xeexi maître Diagne li ma waxoon à l'époque ma wax ko mu ni ma Ousmane bu lii dee xew Thiès ñu fay terroriser doomu Thiès c'est parce que doomu Thiès yi nekkuñu Thiès boobu moom xam na ni ma nga ci biti xam na ni maa ngi ci biti xam na ni keneen ngi ci biti te ñooñu mën na noo régler situation bi kon donc yooyu ci boppam moo xewoon à l'époque taala ñi ma Ousmane munuma dalal bul dugg ci affaire régionalisation man Thiès laa man Dakar laa man a nanga problème am na damaa bëgg nga dal am na loo xamante ni nii bu fekkente ni ñi nekk ci Ablaye Wade ñoo koy wax te du dëgg di ko wax Idriss Seck dinañ fexe ba ñooñu nekk ci ginnaaw Ablaye Wade ñu noppaloo leen te régler seen cas dal seen kaw
bu fekkente ni Idriss Seck li ñu koy jiiñ moom la kon nanu bàyyi ba yoon def yoon bu dee yoon déclenché wu na ñu bàyyi ba yoon pare ci loolu ñu xam nañ ciy def li ci des nag man Talla Sylla maa ngi ciy def ay pexe te war naa gis Abdoulaye Wade te war naa teg kaaw Talla Sylla kaaw Idrissa Seck pour wax ak moom ci loo xamante ni nii su ca jaaree yàlla na def Idriss Seck libre loolu ba mu ko waxee moo ma dalloo te pourtant doomu Thiès la j'ai pas droit de trahir la tradition thiessoise c'est la solidarité Thiès doomu Thiès foo ko gis xam ni dafa solidaire dafay bañ ci dëgg nag kon donc jamono jooju su may def loolu dama koy def parce que Thiès walla dama koy def parce que damaa jàpp ni xëy na am na injustice bu am mais kon bu ma tey jii bu may Talla Sylla di wax tey maa ngi dox ci Khalifa Sall dama koy gëm ndax dox boobu ci kii boobu am na lu mu jur looloo tax ba Idriss Seck di génne ay seedeem di wax ay affaire lu mu waxoon Idriss Seck lu mu waxoon dañu woon xam nga moom moo fi génne di wax di enregistré comme ni nga may enregistré nii di ko roof ci poos di moo léegi moom ci la ma waxoon ni ma ci la Idriss Seck waxoon ni Talla Sylla day gisoon na lu kenn gisul woon ci seede yi mi ngi ci moo ko wax parce que Talla waxoon na ko bis dina ñëw nga bëgg a dugg pale mu tëla wax ay wax nag kon tey bu nu tollee fii Thiès tollu fii man loolu moo taxoon ma am lu may wax xam nga léegi nag Jatara bu waxee ci affaire IGE am na ak amul léegi nag dañuy demander à ce que ministre bi nga xam ne ñoom ñoo am compétence topp leeral nanu leeral askanu Thiès askanu Sénégal tey jii il est temps ñun ñoo demander surtout man bu fekkente ni man sama voix compté na ci lan en tant que Thiessois bu fi am kër dëkk fi di fi juddoo di fi yow am droit fii ci mairie bi ñu dégg ni ci mairie bii da kii am léegi am na ñoo xam ne porté woon nañu plainte te ñooñu porté woon plainte baa ngi fi contre Jatara ak waa mairie bi ci affaire gestion yi comme plainte boobu am na ñoom seeni avocat ak ñoom dina ci jóg comme ministre bi am na te Jatara nee na toppawuñ ko dara kon na leer su ko defee bu leeree diggante Talla Sylla waxu Talla Sylla ak wax ñii wax naan kenn épinglé wuñ mu leer man rek laa ci loolu rek laa ci soxla moo tax man la Talla waxoon laay wax su fekkente ni ñi nekk ci Jatara mooy jóg di wax ni defuñu ma loolu dara kenn épinglé wu ma amul ñi nga xamante ni ñoo nekk ànd ak Talla Sylla ak ñi nga xam ñoom ñoo def enquête boobu jox ay recommandation état Sénégal ñu ne lii lañ war a def kon nanu def moo gën Jatara di daw di làq ci ay nijaayam dégg naa daa jënd Fandène kër pour que léegi comme Thiès amatul suuf bu mu lotissé mu ni léegi daa war a wuutu nijaayam bu nijaayam nekkatul maire Fandène rek mu dem dëkk foofu pour nekk fa maire parce que suuf lay dunde waaw fu ne nii loolu moo tax man la daa xiif gi mu xiif mooy comme ci loolu la xam ci loolu la doon dund loolu amatut tey boo xoolee tey conseil municipal conseil de ville nit ñi ñëw fi ñu toog di def ay débat boo xamante ni dafa war a am niveau bi mooy lan dañ leen tegal benn plan de développement de la ville la leen tegal muy plan boo xamante ni ay consultants yi xarañ ñoo ñëw xalaat ko dem def ay commission ànd ak waa Thiès ñu def ko xam nga plan bi lu ko wuuteeg comme li Lamine Diallo doon wax ci biir conseil bi dafa taxaw daan ni plan de développement bii day def naa lii piscine olympique bi ngay wax maa ngi koy tabax Thiès Nord stade bi ngay wax maa ngi koy tabax complexe Médina Fall lii li ngay wax ma def naa lépp li nga wax fi yow Talla Sylla sauf plan festival Kaay Thiès ça me fait rire gis nga complexe bii baarataal bi mu ko fi def ak Frank Light Tanor Dieng mii nekk tey nii ci président conseil kii bi collectivité locale territoire moom ci boppam moom moo def fii te li may wax fii lu leer la Tanor moom moo def fii inauguration bi ak baarataal Youssou Ndour moo tëgg concert bi man mii fay nañ ma ci 1000 francs ci ma nekkoon gone fii ànd ak samay morom ñi yenu ay baat di def installé tribune bi fii màggaay Youssou Ndour ñoo fanaan fii ñuy garder ba nu paree ma nuyu Tanor Dieng parce que lu mu bon sama rakk moom lañ ko tuddee waaw
sama rak Ousmane Tanor Diop sama caatu papa moom lañ ko tudde mi ngi fii Mbour donc ma xamal lañ la loolu bu Lamine Diallo ñëwaatee te loolu 98 la bu Lamine Diallo ñëwaatee fii naan complexe bi def nañ ko fii c'est dafa am loo xam ni mënu koy waa Medina Fall yi koy dégg sax danañ ko ree tax loolu fi la nu fekk voilà très bien mais léegi Ousmane lan ban jàngat ngay def ci conseil de ville bi weesu parce que ñu ngi wax problème kurum ñu bëri ñu ngi wax yenn conseil ñu ngi wax ni ñoom dañu gisul ay compte administratif yi tax tey ñu mën a ñëw rek toog teewal waa Thiès ci conseil de ville boobu ñu gis tamit ni ginnaaw kàddu yooyu nga xam ne percepteur wax na ko muy ñeenti maire yëpp war a lëkkaloo nekk benn ngir mën a liggéey ngir mën a soxali Thiès AIBD bi nga xamante ne implanté wu na 80% yi ci biir Thiès département la ne war nañ ci am ay retombées war na am impact ci waa Thiès tey ñi waa Thiès fal teg leen tey yéen en tant que askanu Thiès lan ngeen di xaar ñoom ak tamit ban jàngat ngay def ci conseil de ville yi nga xam ne mu ngi am léeg-léeg ñu renvoyé ko sax faute de quorum. mani lenn moo jaadu réew mi amatut campus bi la dégg nga wax bi fal as réew mi maanaam. mani réew mi amatut. réew mi parti. mani réew mi amatut. campus a am kon dara réyatu fi. ku nekk sa biir campus na yokk say musique di tàngalaate da ngay defee ni coow li rëy na ñu defee ni bari ngeen ci biir fal askan wi moo jot ak ku tal askan wi comme taala kon nag conseil de ville bii dafa am loo xam dama ko cee jàngat keroog bi nu ñëwee présenté def ordre du jour bi ba pare. dafa am ñu jël ay parole bi nu waxee ñoom ñoo modifié lu ordre du jour bi ba nu modifié ko maire bi nga xam ne moo nekkoon moo présidé woon séance bi nangu ñu jëlee ko ci ñett poñ tënk ko ci ñaar poñ bu njëkk bi muy plan de développement de la ville de Thiès bi ñu ko présenté ak ni ñu ko présenté mu jël temps bi mu jël. Thiès waay ya fa nekkoon ñëw teewlu ko xarañ bi te bi nga am ma ciy remercier di ci féliciter di ci encourager ñi nga xam ñoo ci liggéey ba jamono ji muy ay techniciens yoo xamante ni ay consultants yoo xam yu mucc ay ñooñu ku leen xamul fekk naa leen ca bitim réew gis naa li ñu defal Sénégal ba ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di wax ne ñoom ñoo jël kàddu ci wàll ay conseil lanu ba pare wax ne ñoom Idriss Seck lan àndal waa réew mi la na ma yaakaar ni loolu ñi jël kàddu damay rafetlu Dani Boy wax technique yi mu fa wax mais ñeneen ñi nga xam dañoo jël kàddu ñi nekk statut ñett rek laa ci cité ñaar ñi nga xam ne ay maire lan muy Alioune Sow ak moom Lamine Diallo kenn nga xam ni moom musul nekk maire adjoint au maire la woon déjà loolu moo indi rivalité ak booy yi ay te ñoom ay Alioune Sow ak ay ñoom kii duñu moroom malheureusement que ñoom dañ ko ragal vice président la muy Danko Diatara muy vice président fële ba mu ñëwee indiwul waxi kii waxi ville la fa doon waxu ville waxi département la fa doon wax ak waxi lii ngay def nii boo sukkandikoo li Idriss Seck def jàll nga léegi ñu ko dëgg laa lay wax dëgg mooy kaay ànd ak Idriss Seck nga liggéey waay nan nga mën a waxee dëgg yow mi jub yow mi gëm dëgg yow mi gore yow mi tal Cees waay kaay ànd ak man nii di Jatara nga xam ne maa lal njublang maa jatañ Idi maa ko jat yangal réew mi jatan ko ba nga xamante ni nii Idi mënul yëngu Idi mënul def loo xamante ni Cees waay mën na ci gis seen bopp léegi kooku nga koy invité yow naan ko kaay ànd ak man loolu mooy naa la wax dëgg loolu moo ko indi woon kii jël daan ni plan de développement bii ngeen wax nii day plan bi nekkoon na plan bi ñu defoon 2002 ba 2004 mooy chantier de Thiès yi léegi yow 78 milliards ngay wax léegi ñun 40 milliards la woon loolu mooy seen wax ak di ŋàññaate naan li ngay def nii yëpp defoon nañ ko li ngay wax rek Idriss Seck defoon na ko léegi loolu la Lamine Diallo wax Lamine Diallo tegu ci ñu dul man day léegi taala yow fooy jële xaalis bi léegi président de la république waa état bi waroon na jox 25 milliards léegi te joxaguñ ci bi nga fi ñëwee ba tey joxaguñu léegi Lamine Diallo li mu bëgg foofu wax mooy
nanu Macky Sall jox xaalis. moom nangu na ni président de la république mooy joxe xaalis moo mën a joxe xaalis su ma nee président de la république mooy état kon nangu na ni état rek fi mën a joxe xaalis léegi moom nan la mën a nekk maire ba pare ni moom du lëkkalikoo ak état ba pare ñëw ci beneen maire am di ko wax ne ko état war na noo jox loolu c'est contradictoire. Serigne Saliou Bousso dani ma mais Ousmane loo ci man lii nga xamante ni nii fii leen fekk ci salle bi ñu toog di waxtaan conseil bi réunir ñoom ñu wax li ñuy wax génn dem ñu génn li ñuy wax mu ni nag ñu toog ci rajo yi dégg la ñuy wax kër mu ni loo ci man ñii li ñuy wax ci biir yi ak li ñuy wax ci waaye ça fait deux génn nañ wax nañ defal nañ débat ñu am ba pare kee daani taal si laa bëggul débat te ñoom ñu jël parole wax ba pare génn li ñuy wax nit ñi enregistré ko Aline Sow jël ni ma man leen intéressé wu ma ñoom li ñuy wax yëpp ñoom jatara ak ñoom kii yëpp dara intéressé li ma ci intéressé mooy suuf si dimbal leen ma lotissé dimbal leen ma lañ jox baarataal ak Youssou Ndour ak keneen ak keneen ñu jox ma ci moom loolu lay laaj nee na li ñuy wax intéressé wu ma kenn xamul ëllëg kii falu problème bi tey mooy nan ko wax man gis naa Lamine Diallo jóg di dem bëgg a dem dara jatara ñu ko toogal mu toog c'est-à-dire maire Thiès Nord ñi ma wul a def len te jatara waxu ko loolu ma gis ko c'est-à-dire que man mi nekkoon man en tant que résident Thiès Nord damaa rus sama maire toog jatara ñu ko toogal dëjul mu daal di jóg waat tëj loolu caméra yaa ngi fi ñëpp a ngi fi mu dugg toog kon y a un problème moo tax ma doon wax daa Thiès Nord bëgguma ngeen am maire buy nekkal bu leen nekkal moo taxoon man ma ko doon wax ni leen man yéen laay nekkal moo gën ngeen di teg koo xam ne bu ëllëgee day nekkalaate kon loolu moo doon wax am naa ci tey dëgg beneen bi ci des mooy bu fekkente ni ñooñ dañ leen tegal plan boo xam ne lu leer la ñu war cee indi seen i contribution yàlla baax na ba kenn waxu ci dara baaxu ci dan naan Idi defoon na ko wala boo jaaroon ci Idi di nga réussir wala boo ñu ni def nañ lii ba pare kenn waxu ci dara kon loolu rek dal na xel léegi nag loolu ñuy wax noonu da ay milliards la nan ko président jot wala loolu Lamine Diallo wax man dama koy rafetlu tey jii je tends la main au président de la république Macky Sall mu gëstu Thiès parce que tey dafay toll benn moment boo xam ne man conseiller Macky Sall yi deetu xamatuma leen parce que mënoon ni da ngay conseiller président de la république gis ni Thiès def gis ni Thiès mel nga toog war koo wax ni ko lii ak lii da nga ko war a def nga ñëw di ko indil ay rapport yoo xamante ne day tax wala buñ tegee nga classé ko foo xam ne du am jotu sax liggéey ci pour Thiès te président ñëpp la. alors Ousmane foofu sax damay ñëw tuuti maanaam ñenn ñi dañoo ne tey pouvoir local bi yàlla da ko jox coalition ànd defar Thiès muy réew mi ñu gis ni tey pouvoir central bi di Benno Bokk Yaakaar di président Macky Sall dañu ne daal Thiès dafa mel ni dañ koo bedd ci lépp te li ni mel ay doomam dafa mel ni dañoo nelaw wala dafa mel ni daal affaire bi dafa am rek loo xamante ne intérêt la maanaam awma fi dara awma fi ndam kon du ma fi def dara wala boog ñi fi nekk ñoom am nañ taayal bu toll nii bëgg noo wax lenn luy tax dëkk yi mën a avancer. Omar kenn beddiwul Thiès président de la République beddiwul Thiès dafa am loo xamante ni su problème politique taxawee problème politique moo koy régler problème politique bu ñu am mooy kan moo ñëw li nga xam ne mooy Thiès ñu am fi lu naan premier ministre am fi ay directeur de société yoo xam ne kenn ku ci ne sa compétence kenn mënu ko werante am ay doomu Thiès yoo xam ñu ngi ci privé bi li ñuy liggéey kenn mënu ko werante tey lan moo xew fu doomu Thiès nekk wane boppam fi gënoon a rëy ci Sénégal nekk dem ba nekk numéro 2 état yow buñ la joxee loolu nga def ni nga doxale ni nga doxale c'est-à-dire que soo demee palais moo ëpp sécurité jàpp nañ ci Sénégal mais ku fa mën a dem doñati fa nga am loo fa jël loo xam ne askan wépp ko wala président moo ko moom nga jël ko làq ko ba pare ñëw toog ci Thiès waa Thiès fat la di la défendre jox la doole di la xeexle mais ban doomu Thiès la ni wóoluwaat di ko jox yenn ndooma tànk yi kon day mel ni boo dee di nga dàq benn affaire di nga dàq di nga rëbb ngay dàq ba mu dugg ci benn kàmb nga ni oy fii de moo fa duggee na ma parce que ñag bi ni mu mel nii fi mu demee nii moo fa jaare ngay seet buntu noonu la demee waa Thiès danoo fat ku nu warul fat danoo ñëw fat Idriss Seck te waruñu ko fat c'est-à-dire am na yoo xam ne boo ko defee dalay rattraper erreur politique yoo xam ne boo ko defee dalay rattraper tey du doomu Thiès ñoo ragal a taxaw ni laaj leen wala nangam demul noonu parce que tey koo fi dooleel yenn doole yi bu doxalee ni mu Idriss Seck doxalee non borom réew mi day am problème keneen day am problème loolu li muy tekki mooy tey fi nu toll nii
nit dafay nungu leen yàlla mooy def loolu kër bu fay dépense dugg ci kenn lay jaar xale yi jigéen ñi sax léegi dañuy yóbbu dépense seen kër parce que bu ñu indee sax ñu leen tooñ naan yéen da ngeen ne mbaraan te mbaraanuñu c'est-à-dire que borom kër yàlla da ngay nangu ni luy dugg ci kër day am ci ko muy jaar tey xéewal gi war a dugg fii ci Thiès bu ko yàlla jaaralee mu dara jaar ci Talla Sylla mais kooku yàllaa ko dogal mais bu jógee tendre la main au président de la République pour que mu jàppale Thiès ñu ni ko da ngaa dem ñaan da ngaa dem nangam te 500 millions yi mu doon wax par exemple jubal moo ko yóbbee lii parce que dana wax ni jox nañ Thiès 500 millions ñoom ñu utiliser ko ci veille élection ministre kii législative yi naan dafa dem jënd kii idi waree ko 500 millions te loolu amul te conseil municipal bii passé lu mu leen wax 500 millions yi 250 millions yi dugg na ñoom ñëpp kenn waxu ci pépp te documents yi ñuy yor da cee ne kon léegi bu ñu génnee ëllëg ko ñu ni waa Thiès ñun de ñun ñoo waxoon ni la Talla Sylla la waxoon déedéet kon ñun ñoo waxul ñoom dañ ko utiliser woon affaire politique léegi nag waa Thiès li ñu war a xam mooy dafa am loo xamante ni nii yaa koy wutal sa bopp yow yaay dem ba xalaat ni sa économie sa problème social yi nga am yi bari na problème sociaux yi bari na yeneen ni am na li nga ni yow man nan laay def problème bi li ko bloqué mooy problème politique nag da nga koy régler politiquement tey jii Macky Sall am na ñu fi yabal ñu nekkal ko fi ñoom ñoo nekk ay parti au pouvoir ñoom ñi ngi liggéey lu nu man xëy na bu leen Cees waay wóoluwul wala jumtukaay yi nga xam ne ñoom lañ la comme li leen di ñenn jiin président da leen a jox ñoom ñu jaadal ko ruq am na Cees waay wax loolu donc am ñoo xam dañ naan ñii de amuñ bii compétence dañuy xëccoo seen biir moo tax. waaw non am na ñu ni jumtukaay matul. am na ni dañ koo sàqal pexe. am ñu ni leen dañ leen a joxul lu doy wala am na ñu ni diw man maa waroon nekk fi ma nekk fii. ñoo xeeb Thiès parce que nee ñu ci temps wu Abdoulaye Wade gisoon nañu fi ay 8 ministres ay directeurs généraux ak li ni mel tey nguuru Macky Sall bii nguuru Boun Abdallah ñëpp gis nañ ni ministre Thiès waa bi ñu ci amoon sax muy Thierno Alassane Sall gis nga ni tey nekk ci nguur gi Thiès. ñu toog gis ni capital politique la tey ci histoire Thiès lépp fi la déparé bu ñu xoolee xeex yëpp fi la déparé révolution yëpp fi la déparé donc dañu gis daal Thiès mooy li nga wax sànq nii dafa mel ni nguur gi dafa ragal jël ay moyens ay outils ya ko Thiès waay pour ñu delluwaat compte ko moom ci boppam. non nguur du ragal man damay politique nguur du ragal te politicien du ragal. nguur du ragal politicien du ragal ma ni problème politique moo am Thiès te il faut le régler politiquement yaa ngi dégg te nag il faut avoir le courage man foofu laa sukkandiku problème politique boobu am Thiès moo tax man Ousmane Diop ma wax ni li ma dese sama dund dama koy xeex politiquement Idrissa Seck. mais voilà li ma bëgg nga wax ni solution bi lan la. man ci sama bopp laay xam. waaw ci sa bopp solution man damay xeex Idrissa Seck politiquement. duma ci bañuma ci dara sama ngor ak sama fit ak sama taalibe ñett yi dinaa ko utiliser ak samay pexe politique. kon yow jàpp nga ni Idriss Seck moo bloqué Thiès. Idriss Seck moo bloqué Thiès te man lu ma man dinaa ko def kii ragaluma wax déclarer sénégalais yi que ni man tous les moyens sont bons pour ma dindi Idriss Seck Thiès. man ci laay xëy ci laay dox lu ma mën di kii fii laa samp. alors très bien yow bitim réew ngay yëngu ci lu gën a bëri dañuy gis ay coopération bu ñu waxee coopération décentralisée ak li ni mel tey Thiès ci wàllu bitim réew bu ñu xoolee ci yenn jumelage yi ak yooyu festival Kaay Thiès du ma ne festival Kaay Thiès mais programme Kaay Thiès draine na ay ambassadeurs yu bëri jóge ñëw fekk si maire Talla Sylla mu nekk programme bu am solo est-ce que yi ni mel. am na ay retombées ci Thiès waay est-ce que am lan la ñu mën a jural mais également conseil départemental tey naka ngeen gisee taxawaayam ci département bu Thiès. conseil départemental man dafa am loo xam bon ci wàllu ville bi am na loo xam man du ma ko ci wax wàllu coopération am na loo xam du ma ko ci wax parce que man sama ruq laa bàyyi xam nga waaw xam nga dama daan football nag waaw fi ma bëgg lamtoora paas ma fa bal ba ah. fi ma bëgg lamtoora paas ma fa bal ba xam naa ko yaa ngi dégg loolu dama koy denc parce que damaa war a nekk maire fii 2019 incha allah kon loolu
sama roq la. commune Thiès Nord waaw commune Thiès Nord Talla Sylla nekk na candidat maire ville. nekk na candidat présidentiel 2019. man candidat la maire ville 2019. Talla Sylla nekk na présidence bu nekkee président ma nekk maire Thiès. donc daf déclaré naa sama candidature pour maire ville. pour 2019. kon donc man na damaa denc sama roq. donc maanaam daal yow doo wax ci bagage yooyu. du ma wax ci bagage yooyu. waaw maanaam affaire coopération. ci conseil départemental bi ñëw nag. ndaxte Diatara day faral di wax. damaa njëkk a gis benn postam ci Facebook. mu wax ni ci daa demoon aéroport daa demoon Toulouse. dem Airbus. sama doom jaa ngi ne fa lay doxantoo foofu rek la bëgg. donc sénégalais ya fa nekk. di doomu Thiès xarañ loolu di fa liggéey ñun gëstu nañ bi mu defee déclaration dafa bëgg a indi benn institut de formation xaw ma lan pour affaire aéroport bi fii ci Thiès. affaire Airbus. damaa tiit. pour la formation des métiers. des métiers xaw ma lan. aéroport aéronautique. dama tiit. Airbus filiale européen boo xamante ni nii ak ni mu demee mu ni moom moo ko indi conseil départemental fii. daal di dem photo fa pour AIBD bi. waaw maanaam waaw moom dafa wax loolu boobu veille élection législative yi la mu ni pour wutal jeunes département bi ay liggéey daal koy posté ci kiyam mais dama dem Airbus c'est-à-dire que fi tramway bi jaar sama kër ak aéroport bi ñetti arrêt la arrêt bu ne boo xoolee ay 500 mètres la ak fi ngay wàcce terminus bi donc moom mu jaar 3e arrêt ci la wàcc photo ci campus boobu yéegaat dem aéroport jël volom ñibbi léegi mu wëlbatiku ñëw daan ni jaar na foofu def na lii pour nangam. mais gis nga mu photo ak ay xonk nopp parce que tamit. loolu loolu beneen dëkk la de. beneen dëkk la mais Toulouse bi ma ñëwee daan ni ma liste visiteurs yi sax bokku ci te man pour sama doom visiter mais damay jaar ci benn site. am ñu ma loo fay comme touriste foofu kii aéronautique la. ville touristique la donc da ngay gis ni dafa yàgg lool pour nga am rendez-vous mais bokku ci te sénégalais ya fay dugg di fa liggéey. doon ay doomu Thiès sax gisoo ko ci. da cee bokkut ci visiteurs yi bay toog di liggéey te seen direction ba fa mu nekk ñun xam nañ ko donc loolu moo taxoon mani kii li muy wax bëggoon naa cee wax ci jamono jooju mais dama ni garaawul jarul tontu loolu tey buñ ko conseil bii. conseil départemental boo leen laajee danaan ana projet ba yëguñu ko gouverneur boo ko laaj danaa yëgut kon am na yoo xam jëlul tontu beneen bi gis naa ko keroog ci biir conseil de départ de ville mu ni dem na institut bi kii cancer à Toulouse waxtaan ak ñoom parce que machine bi dafa paanoon Macky Sall amul machine mu ni dem foofu pour ñu jéem a institut bi fii affaire yi deme noonu mais c'est-à-dire que tubaab bi créé loolu sax site ban ko créé à Toulouse xamul sax lan la. xam nga foofu AZDF moo fa nekkoon usine bu explosé rey ay nit le 21 septembre 2001 ba. tubaab bi xalaat ni fii comme nit ñi nan loru na fi nan fi def luy jariñ nit ñi. lycée ba nekkoon ca côté ba lycée Gallier yi dañ koo changé am ñu fa def muy jariñ xam nga foofu ñu jël ko def fa benn institut boo xam cancer dong lay liggéey affaire cancer lay traité. institut boobu loolu mu def fa ñu dindi ko ci hôpital foofu rek moo fay nekk moom xamul lu fa xew c'est-à-dire que. ñun bi ñu nekk élève étudiant dañ daan liggéey dañ daan di petit boulot yi ñu daan def ay nettoyage wala ñu dem defi visile site yooyu ban koy tabax ñun dañ fa nekkoon visile est-ce que comprendre nga ba tey dafay am ay ñoo xam ni seen i militant la na dañuy am façon liggéey yooyu nekk foofu mu leen foo nekk maa ngi fi am xam nga muy jël utiliser xam nga yoo xam ne baaxul quoi doorul nga koy ñëw di ko wax ci Thiès waay moo tax fii loo foo tukki wax sa Thiès waa tukki na fa xam wala sénégalais tukki na fa xam. kon luy nit di wax dafay leer. Ousmane temps bi ñu mayoon jeex na tàkk xam naa rek ñu xool wax kàddu yu mujj yi. waa kàddu yu mujj yi mooy na Thiès mbooloo dindi fi Idriss Seck na Thiès mbooloo waa balaa Thiès a booloo di dindi Yankhoba Diattara sax. na waa réew mi booloo dindi Yankhoba Diattara seen biir ndaxte tey bu nu demee ba mairie Thiès yëpp kenn ñi moo ci xeq lu leen Yankhoba def moom lañuy moo leen digal moo leen tere moo leen bàyyi problème am na may wax ni kon tey ji boo xoolee man leen Yankhoba seen biir ñoom ñëppay daw Yankhoba seen biir ñoom ñëppay daw day am loo xam bu duggee ci biir sax ngay lekk dañ naan sa biir a ngi daw nga baal ma ci wax ji mais boo gisee tey
ñu am ay ministre ñu am ay député yooyu ak ministre nga xam dañoo am pouvoir am ay renseignement yu leer ci état am ay dossiers yoo xam dañ ci am accès bu nu demee ba ay ministre Idriss Seck di daw ay député Idriss Seck di daw waa Thiès di ay militants yoo xam danoo waroon am benn niveau bi pour xam fi ñuy teg seen tànk xamuñu ko ñoom ba ministre yi dawee député yi daw foofu lan waroon a xalaat lan moo xew moo tax man leen virus bi seen biir mooy daw c'est-à-dire virus bu duggee ci biir rek day daw kon moo tax man ñoom seen biir danañ daw kon il faut que léegi ñu xoolaat pour kaaw Jatara parce que loolu mënul ñàkk Yankuba Jatara sonal na Thiès waay Yankuba Jatara sonal na Sénégalais Yankuba Jatara sonal na Idriss Seck c'est-à-dire que man opération Wallu Idriss Seck lay déclenché mooy pour dindi ko fi moog Idriss Seck moog Yankuba Jatara ci loolu nag ci laay wëlbatiku nag di tendre la main ak sénégalais bu mu mënti doon ak Thiès waa bu mu mënti doon li dal Thiès bala moo dal Sénégal man ma tàllal la loxo pour ñu jële fi Idriss Seck doxantoom bii muy def nag Thiès waa yi comprendre ñu sénégalais yi comprendre ñu ni idée ngi dugg ci àll bi idée ngi dem idée ngi nem c'est-à-dire que bu fekkente ni ki nga xamante ni moom mooy ki le député démissionnaire Bokum Thierno Bokum dafa bàyyi Idi ak lim doon xalaat ak lim doon teg psychologiquement il n'est pas bien Idi xajatul xajatul Sindia maanaam résident tool ba fa mu doon nekk xajatul campus psychologiquement il n'est pas bien mu génn di doxantu xamatul fu mu jëm loolu moo doxantu boobu moo waral ñu naan idée ngi wër dëkk bi les gens n'ont pas compris te ñun xam nañu beneen bi des mooy mënatul a tukki bitim réew parce que fi ñu daan jëlee xaalis mooy mairie bu Thiès boo dégg ñu naan mairie conseil bi amul dara Thiès lañ daan wute xaalis ci mairie bi di ci dund mooy bor yi bari yi fi nekk yooyu la Talla Sylla laa tëj robinet yooyu moo tax Idriss Seck mënatul a tukki mënatul a fay ba te pourtant nee na am na xaalis mais xaalis boobu nga xam dañ ko dugal ci ay compte numérique mënoo koo am liquidité ñun xam nañ ko. te bu lëkkalewul ak état comme ni mu lëkkaloo nag Ablaye Wade ñaari yoon yoo xam danoo gisee pour génn xaalis la tey mënul lëkkalikoo ak Macky Sall ngir génn xaalis boobu dañ koo nëbb te mënul dugg Sénégal sans état xam ci dara kon problème yooyu ñuy paan ak yooyu problème d'état yooyu noonu ñun xam nañ ko quoi ñun dañuy politique quoi xam nga ñun duñu militant simple quoi ñun dañoo xam politique xam yenn yi kon donc yooyu bu amee moo taxoon mu doon defloo booy ay banditisme di leen jaayloo ay suuf di leen defloo ay affaire di leen raquetloo ay lotissement ay yeneen ak yeneen yooyu moo indi woon ñuy jël ay yenn documents yi di ko jox ay fii di def ay affaire malversation ci marché yi di ko def fii ci mairie bi yooyu la Idriss Seck daan jël ci budget bi daan ko tukkee daan ko noosee léegi bu taala tëjee affaire yi nag Idi toog Sénégal loolu mooy affaire bi mais les Sénégalais dofuñu ñu Thiès waayu dofuñu xëy na nag mën na noo nax seeni militant toog naan leen nangam loolu daal mooy li nga xamante ni nii dafa waroon mu leer et que nag maa ngi jéggalu su ma waxee wax joo xam ne parce que man ñëwuma fi pour wax kenn lu ñaaw parce que yarawun ma ko ñëwuma fi pour kenn wax ma pour xasante pour xulloo defuma loolu li ma intéressé mooy Thiès avenir du Thiès ci loolu laa engagé wu te dara mënuma cee génne Thiès walla fi laa dëkk fi laa màgge fi laa yaroo kon na leer ni man sama objectif tey jii ci Thiès nëbbuma ko kenn tous les moyens sont bons pour ma jële fi Idriss Seck loolu nag ci boppam na leer moo tax ma naan Thiès waay ñëpp a war a jaawale xeeru raay ak raay ba mu des ñoom. Très bien voilà mbokk yaakaar yi ñu doon déglu suñu di ñu seetaan ci émission Homme Politique Thiès Info Thiès TV doon dalal Ousmane Diop mu def déclaration bu am solo ci wàllu bi nga xam ne rek Talla Sylla day nekk candidat ci présidentielle 2019 mais également moom it day laaj mairie bu Thiès te leen rek mooy yitteem mooy génn Idriss Seck ci biir Thiès.